waxtu jot na ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ca gën a fës kuréel gi di libéré Guy Marius Sagna doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi bokk na ca la ñu wax rek ne procureur de la République dafa salfaañe yoon ci mbiram Guy Marius Sagna ñu jaarale ko sax wala bokk sukkandiku ci communiqué bu procureur la ñu gis rek mooy Guy Marius Sagna ci boppam foofee ca kaso ba du place am ñi ngi sàkku ñu bàyyi ko yamuñu ca lu ni mel dañoo xamle sax ne Sénégal ci boppam fi mu ne ni dafa ne ci guuta du suñuy kàddu caat bu yanamar moo ko xamle la mu gis rek mooy procureur la ñu ko dénk daanaka la mu ca xam pariwut ci gis-gisam ba tey muy sàkku ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon mu génn baalu askan wi ba noppi ñu bàyyi Guy Marius Sagna mu dellu këram beneen ponk itam bu ñu fas yéenee waxtaane njiitu réew bu Sénégal wax na nag lu jëm ci campagne bi ñu fas yéenee amal ngir cet gi ci Ndakaaru ak li ko wër ñu tàmbali ko liggéey ko mu ne gannaaw tabaski sax dañuy soobu ci mbir moomile mu ne nag dinañ ca def seen kem kàttan daal ba lu jëm ci mbalit mi deesu ko gisati mbalit ma ak na muy jaaba jonge doxantu nañu ba rue 41 ca Médina askan wa moom ndox mi moo leen sonal ñoom ñëpp nag ne jafe-jafe la boo xam ne bi nu koy dund ak léegi yàgg na bokk na ca la ñu bëgg sax ñu fexe ba jàppale leen ndox moomee jóge fa ganu xibaaru diggu bëccëg gi Bamba Fall lay wuyoo nekk maire Médina monsieur le maire maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatigna. mu ngoog moo naka nekk suñu gan ci kanam tuuti daañu waxtaanee ci jafe-jafe yi nga xam ne maire yi am nañ ko naka noonu ndimbal li ak yeneen i ponk beneen ponk itam bu ñu fas yéenee faram-fàcce ci diwaanu Nioro foofee ab gynécologue la askan wa amul juróom-ñetti weer a ngi nii ñu soxna yi bu ñuy mucc bu jafe-jafe amee ba ñu leen war a leen a opéré dañu leen di jàllale ca diwaanu Kaolack jafe-jafe boobee tax na sax ndeeteel yi ci wàllum tuut tànk yi ak seeni wayjur lim bi di gën a takku beneen ponk mbokk yi mooy lu jëm ci wàllum xarak waajtaay wi foofee ca diwaanu Njàmbur moom la ñu gis ca daral ya rek mooy xar am na xanaa kay client moo bari wut ñoom client yi sax ñañ ci gisakus néew nee nañ xar mi njëg gi dafa seer ña koy jaay ne du ci ñoom jur gi dundal leen dafa mitti li ci yéeni kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxee lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàcce rafetlooti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak nanu ko junjee kuréel gi di libéré Guy Marius Sagna ña nag ñu doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi la ñu gis rek mooy procureur de la République liggéey ba na mu ko defee daal dafa def loolu ñu naan faux ak usage de faux ñoom sax bu nu sukkandikoo sax ci communiqué bi procureur xaatim moom Guy Marius Sagna place am du kaso ba nu ko denc Alhassane Ba ak Pape Sangone Mbaye lañ ci àndal. collectif libéré Guy Marius Sagna ragaluñ li ñu wax te leer na nee nañu procureur de la république ab faux la def ginnaaw communiqué bi mu amal. kon procureur mënuñu gëm ni li muy wax dëgg la ci moom ba pare muy jug di ñu wax ñaari wax yoo xam ne bokkul ni moom lay toppee Guy Marius Sagna kon dañuy jàpp ñun ni li muy wax lépp ay waxi caaxaan la te mag du caaxaan kilifa it du caaxaan. ba léegi ñuy wéyal ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ci collectif bi nee nañu sax am na ñaari kilifa kenn ki fare fii ci réew mi. keneen ki ci réew France li ñu wax sax moo gën a jéggi dayoo te kenn inquiété wu leen benn yoon. Macky Sall bu fekkoon cër bi nga xamante ni cëral moom la cëral Total ci pétrole Sénégal defu ko waa France dinañu ubbil ay bunt terroristes yi nga xamante ni ñoo nekk Mali. ba pare tamit ministre bi nga xamante ni moo yore kaaraange biir réewu France ñu koy wax Christophe Castaner ñëw na ba ci Sénégal mu ñi li nga xam ni moom la ñuy wax terrorisme am na Sénégal ñaar ñooñu. nga xamante ni jur nañ tiitaange dara topp ñu leen ko ci. ñu jàpp ni li ni mel ab injustice la te xel mënu ko nangu collectif bi ci loolu fas yéene wuñu benn yoon bàyyi mu sedd te itam daañu wéyal seen xeex mi ngir fexe ba Guy Marius Sagna génn fu mu nekk te jàpp nañu sax procureur bi ci jamono ji bras armé la maanaam pouvoir bi fi nekk la ñuy jàppale wante itam waa France Afrique. li ñu jàpp mooy tey procureur de la République. dafa nekk gobar nguur gi di ko xeexee ngir lépp loo xamante ni mbootaay la guy jóg ngir aar li askan yu bokk ñu jëm koo noot. ñaar fukki at a ngi nii Amnesty mosul jël benn prisonnier jàpp ne dafa nekk en détention arbitraire. depuis démb
lancé nañ benn appel urgent au niveau international muy Sénégal muy réew yi nga xam ne nii fépp foo xam ne nii internet àgg na fépp foo xam ne nii membre Amnesty militant Amnesty nekk na fa dinañ bind ministre de la justice bind autorité yi wax leen que ñu libéré ko sans condition. parce que ci loolu ñoom collectif bi di exiger ñu bàyyi nu mu gën a gaawee et sans condition itam kii di Guy Marius Sagna. donc kuréel googu di libéré Guy Marius Sagna xam ngeen ko dañ ko teg loxo ci fan yi nu génn ñoom ñëpp nag ñu yëkkati ay kaddu di ko ñaawlu bokk na ca la ñu wax ne ñu moom doomu Sénégal boobu defut lu nu koy toppee waaye itam seen janook taskatu xibaar laal nañ yeneen ponk lu jëm ci tolluwaayu réew mi kii di Tchad moom la mu gis rek mooy askan wi ci boppam dañoo ne ci guuta ñoom Tchad bu Y'en a marre nam ko gisee rek mooy procureur de la République mbir mi daal ay tanduus la ko jàppee moom nag mi ngi sàkku rek ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon mu génn balu ak askan wi dañuy teewlu Tchad bu Y'en a marre ak Alhassane Ba ak Pape Sangone Mbaye. li ñu bëgg a wax mooy ne Sénégal dañu tiit lu tax ñu tiit mooy bu ñu demee ba nga xamante ne ka yore yoon mooy def lu ñuy woowee naxasa xandang maanaam xamul fan la war a taxaw ak naka la war a taxawee la mu wax tey teggi ko suba teg fa leneen. kon ñun ñëpp suñu bakkan mi ngi ci xottu gerte kon yow da ngay xëy jaay sa caaf ñu jàpp la wala nga jaay sa beñe ñu jàpp la réew mi fu mu jëm réew moo xamante ne dañ ko yàgg a tàccu ci mbirum démocratie ñu dem ba jëmmi jamono procureur ba yore mbirum yoon wa xamul na muy liiree texte ya kon doy na war kon ñun tiit nañ kon ñun am nañ njàqare kon ñun jaaxle nañ ci réew mi ñu ne Guy Marius Sagna du ku ñu jàpp ci kaso du prisonnier Guy Marius Sagna nit ku ñu jaay doole la tënk ko jatan ko pamte ko tëj ko ci kaso boo xamante ne nii ka fa war a tëj tey ñëpp xam nañ kan la ndax bés ba ñuy jàpp Guy Marius Sagna am na keneen ku ñu yóbboon dikk mu toog fa di naan ataayaam muy Aliou Sall et loolu mooy dëgg fa la saraane match Sénégal fa la toog naan ataayaam moo waroon nekk Rebeuss tey parce que moom mooy ndeyu mbili gi coow li ci Sénégal yëpp moom mooy ndeyu mbili gi état du Sénégal na jéggalu askan bi jéggalu waa kër gii parce que dañ ko tooñ te loolu mooy dëgg te dañ koy wax nañ ko def tout de suite et sans condition. nañ leen ko xewoon ci boppu xabaar yi dañu doxantu ba Médina rue 41 foofee la ñu gis rek mooy ndox moo xam ne xet ga daal noqi ko nekkul lu jaadu du suñuy kàddu askan wa fa yeewoo ñoo ko xamle nee ñu jàll sax da leen te ticc ba noppi itam seen i tuut tànk amatuñu daanaka fu nu génnoo feexlu xet gi di jaaba jonge weñ yi itam ak yooyu naka noonu ay sa tuppay ànd ak Modou Diop doxantu nañu ba Médina. ñi dëkk nag ci rue 41 bi ñoom jaaxle loolu bés bu ne ñuy dund ak ndox mi nga xamante ne dafa xasaw loolu mu nekk nag ndox boo xamante ne ci fosse yi wala ci canal yi lay jógee bu ñu bëggee jéggi tali bi sax duñu xam naka la ñuy def ngir moytu ndox yu salte yi la ñoom nag ñu jaaxle loolu. ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo mais pratiquement nii lañ ko yàgg gisee mu nekk fi. xaw ma nag ban solution la ci autorités yi am mais daal ñun jaaxal nañ. lu ñuy ragal mooy sax ab feebar. ñi ngi bëgg a dee ndox bi moom def na fi weeru yàlla ñi ngi nii toog bu suñu doom yi sax ku ci dugg génn ñu ne la duggal ci biir ndax ndox bu xasaw. xamatuñu nag lu ñu war a def ñu résigné wu. waaw dañ dem ba mis ko ñi ciy feebar ak ñi ni mel wax dëgg yàlla xet bi man xam naa man mii di wax ak yow asthmatique la te sama asthme xam naa du gaaw a wér ndax loolu. ñoom nag ñi ngi joxoñ baaraamu tuuma fosse yeeg canal yi nga xamante ne yàgg na lool te kenn defaraatu ko. est-ce que du tuyau yi xarul tam ñu ne tuyau yee xar de loolu la ñu wax ñu ne tuyau yee xar. canalisation yi boo ko xoolee moo dematul parce que loo xam ne xëy na dañ la naan temps colonial la ba nëgëni mënul fexe ba ñu changé ko. ngir nag xeex li nga xamante ne mooy xet gu bon gi. dañuy cuuraay eau de javel cuuraay ak lépp la ñuy def. teewul nag ñi ngi wéy di woo autorité yi ngir ñu jàppale leen.
Aïssatou Paye ngir xeex lu ni mel njiitu réew bu Sénégal yëkkati na nag ay kàddu ci suba lu jëm nag ci campagne yu gën a ñoŋol lépp lu jëm ci wàllum cet gi ci Ndakaaru ak li ko wax moom njiitu réew bu Sénégal sax ne bu nu tabaskee ba ca ëllëg sa maanaam daal bu ñu tabaskee ba noppi dinañu soobu ci mbir mi ngir bañ a wax nag wala boog bañ a gisati benn mbalit muy taxawaalu ci mbeddi Ndakaaru yi moom njiitu réew bu Sénégal nag ndaje moomee itam mi ngi sàkku rek ci mairie yi ñu gën ko caa jàppale ñu dalal maire Médina muy Bamba Fall monsieur le maire njiitu réew bu Sénégal mi ngi leen di woo ngeen jàppale ko nag ci programme zéro déchet ba Ndakaaru ak li ko wër salte bi jóge fii. waaw loolu mën naa nekk mais je pense que ñoom ñoo ci war a béy seen waar d'abord. ndaxte bi seetaan naa léegi élément bi jàll léegi Médina. ñooñu ci ñëw. waaw li ma ciy wax mooy il faut ma rappeler ñi ni assainissement bi. mairie yi yoruñu ko état bee ko téyel boppam jox ko ONAS mbirum ordures yi aussi dañ koo nangu woon ci ville de Dakar yéen a ngi fàtte loolu ba def nañ ci ay procès te yaakaar naa ne kon mairie yi yoratuñ ci dara exemple bi ma lay jox finalu coupe d'Afrique bi ba tey ña bale woon mbedd yee jël suuf yi foofu maa ngi woo UCG chaque jour jël suuf yaa ngi fay tas bay duggaat ci biir canaux yi parce que tey bu ñu ko yoroon ñoo koy jël bu fekkee ne nguur gi bëgg nañu jàpp ci nañu delloo loolu ñun ñu yor suñu bopp ordure parce que ñun ñi comprendre ñu dañ naan la dëkk baa ngi maire day liggéey bay bëgg a dee parce que li ngay wax ni koñ bii semaine bi yëpp fa laa yendu fa laa jógee nii ce matin parce que maa ngi pavé rue 22 boobu yëpp xeet gii ñuy wax dëgg la ma ngi leen di bëgg a rey parce que il faut voir que directeur ONAS woo nañu réunion keroog mais canal yooyu ñuy wax fibrociment la Médina 85% réseau bi fibrociment la PVC yi boo xoolee 15% kese lañu am ci tuyau PVC tey nag directeur ONAS dig nañu 3 milliards pour changer réseau boobu yëpp mais na ci gaaw parce que tey lañ naan cas de sondage chaque fois boo dem ñu ni fibrociment bi dafa màbb ci biir kon ndox mi mënatul dem ndax dafa màbb ànd ak suuf si kon loolu li koy ni muy taataa yi du maire bi moom moo ci waaye maire bi ndax am na ci wàll rek ngir mën a maire soulager bi amul askan ci bi benn wàll parce que man ak yow ñoo ci yem sama buntu kër bu buusee numéro vert bi laay woo comme yow aw ma benn pouvoir ni na ñëw léegi mu ñëw aw ma benn pouvoir ni na camion bi ñëw léegi mu ñëw aw ma ci pouvoir su ma déggee woote bi kon nan moo ci nar a nekk seen taxawaay yéen. bariwul de parce que amuñu doole boobu joxuñu doole boobu bu doon par exemple maire bi am na pouvoir su soxlaa oto bi 5 minutes mu ñëw kon football la 5 minutes ñu dindi ko mais man maa ngi woo ci yem numéro vert laay woote ñu naan ma jël nañu sa numéro xaaral te du yoon wax naa ko directeur ONAS nee naa ko maire bi warul toll parce que damaa dem benn dëj fi ñu war a saraxalee ndox maa ngi ball te suuli nañ ñu ngi ñëw ñu ne ma monsieur le maire comme que yaa ci am mais damay woote numéro vert bi ñu naan ñu ngi ñëw du yoon maire bi ma wax Macky Sall ni maire bi amul ci pouvoir kon maire yi am nañ ay jafe-jafe difficulté yi bëri mais yow fii décentralisation matul parce que maire yi boo xam ne amoo pouvoir de police municipale amatul tey da ngay ñëw ay délinquant wala nit ñi di def lu du naka sudul noonu nga woo police mënoo ko jox ordre mu def ko danaan la awma élément wala bind nañ ko donc maire pour mu am doole ci dëkk day am pouvoir de police mën a woo police ñëw léegi bu ndox mi ballee fi mu taxaw mu joxe ordre ONAS ñëw léegi bu mbalit amee mu woo UCG à la minute mu ñëw mais dama ne finalu Coupe d'Afrique ba léegi maa ngi woote pour jalu suuf yi xale yi jaloon ñu dimbali ma ci ba léegi taw yaa ngi ñëw di ko dugalaat ci biir canaux yi muy bouché waat rue 41 bii li ñu la ci wax dëgg la ndox mi certes nag am na leneen lu ci ne zone boobu day ball parce que dégg la woon dégg naa ay jamono zone boobu day ball même bu amul bu dul problème assainissement ndox mi day ball di génn mais la ci ëpp à 80% réseau bi depuis 1950 la réseau bi moo dematul parce que réseau bi ciment la woon fibrociment genn wàll gépp bu màbbee day ànd ak suuf bi bloqué ndox mi day génnaat kon boog na ci état bi jokk sa maire bi amu ci budget amu ci du compétence su maire yi kon su ma la déggee programme zéro déchet bi njiitu réew mi di door ndax jàppoon ne du ñu jëm ci échec bu fekkee de toute façon bu ñu ko fexee seen fast track yi man damaa sonn ci slogan yi le problème c'est que man li ma gëm mooy bàyyi slogan yi te taxaw liggéey il faut nag état xam ni mënoo ni maire de plein exercice nga xam ni maire bi mooy premier magistrat te maire bi mënul régler dara loolu moo dul yoon nañu may maire yi doole xam ni état leen di accompagner mais ni maire bi yaa yor dëkk bi te lépp état bee ko yoraat état bee yor mbalit mi état bee yor police am état bee yor assainissement am te loo wax nag ñu indi la opposition xeex ak yow ban maire yi ban pouvoir la am kon yéen est-ce que amatu leen koppar am ngeen ko non amuñu koppar amu leen koppar amuñu koppar parce que pratiquement boo xoolee niñ koy séddalee sax moo njëkk a ñaaw
parce que fonds de dotation yi. bu ñu koy séddale woo fonds de nañu woo dotation AMS yi naka lay demee. non waroon nañu woo AMS man da nga gis commune boo xam ne maa ko population mu doubler sama fonds de dotation du yoon ban critère lañ ko teg amul nu leen neex lañ ko séddale man fonds de dotation maintenant war na am 40 millions am ñu am ay 88 millions 78 millions te mu ëpp leen population nu leen neex lañ koy séddale ak ku ànd ak ñoom ak ku àndul ak ñoom du dëgg du yoon. fonds de concours pour investissement maintenant 15 millions lañ koy jox 15 millions dafa mën a tabax benn douche école. lamp yi fay da nga ko cee mën a tabax da nga mën a tabax 15 millions moo nga war a tabaxee lépp lu yàqu ci dëkk bi. mënuñu ko teg ci yoon. kon seen fonds yi ngeen am fan ngeen ko jëlee wala amul. ci juuti yi métti yi ñuy dàqe naan noonu lañ fi jël xam nga kaay moo xamal la. ci échec la ñu jëm. parce que mënoo ni maire yi jëlee fi ambulants yi dàqal ñëpp fi li may maire bi xaalis muy fay salaire yeeg fay charge yi. di joxe secours yeeg subvention ASC bi nga ni ko loolu kese lañ dese nga ni ko jëlee fi ñooñu ñëpp. te fonds de dotation doo ko yokkal da nga ko indil jafe-jafe. yow da nga jàpp ne nga ambulant yeeg yooyu ñuy fay juuti bu ñu leen fi jëlee kon yéen da ngeen di daanu. si dina am ñu daanu man maa ngi sant yàlla mais dina am ñu daanu am na ci mairie yoo xam ni mënuñu génne 25000 par jour. am na mairie yoo xam ne ci fonds de concours fonds de dotation ci la ñuy fay. parce que acte 3 bi dafa am ay échec te nanguñ ko. acte 3 bi. ñu ngi ko voté 28 décembre 2013 veillu màggalu Touba ñu patamee député yi. yéen a ngi koy rappelé. xalaatuñ ko xalaat bu doy. ñu jël ay communautés rurales yoo xam ne nii amuñu ressource def leen ay communes ñooñu tey mënuñoo am personnel dara mënu faa tax ay villages yu ñu dajale la donc loolu yëpp dañ ko war a seetaan saytu ko à zéro fekkee communes yi commune boo demee Europe commune ba mooy transport ba sax commune baa ko yor pharmacie municipale da nga koy dégg ba pare nga jël santé bi li gën a tax maire yi duñ dem dañoo jël santé bi ñuy xeexee Khalifa Sall jël santé bi à Dakar centre de santé yi jox ko communes yi ni yéenay fay seen salaire yéen leen yor ba pare ni centre de santé bi sa koom yaa ko gérer sa bopp mairie bi yoru ko donc salaire santé daa cher ñu ngi bëgg a dee ci salaire santé bi dévolution bi dañoo jël genn wàllu personnel ville bi yëpp këppaat ko arrondissement yi ñu ngi bëgg a dee. mais dañ daan gis nag ay mairie partenariat yi nga xam ne da ngeen ko daan amee ay bitim réew ak yooyu. bitim réew ñoo la gën a sonn léegi partenariat yooyu wax kese la voyage yu dul jeex dagg billet la man damaa tayee ci loolu daggal 5 personnes billet ñuy jaabante mel ni koy def tourisme te njëgu billet yooyu sax doo ko ci amaat lu ñu toll mat la yu bon lañ lay may ay lal yu dee yu tëdd yooyu yaakaar naa ne man dama gëmatul loolu man Thomas Sankara laa gëm dama gëm ne liy doxal réew mi ci réew mi la war a jógee mais solution bi lan la kon monsieur le maire. solution bi mooy ñu toogaat xoolaat acte 3 bi bu baax a baax fexe am commune yu am doole yoo xam ni commune bi démembrement état lay nekk mais état mënul kon ni di xëccoo commune bi lépp Médina ngi nii lépp lu ñu teg projet dem état bi xeex ak ñun sous préfet bi xeex ak ñun tey boo bëggee defar Iba Mar Diop gis nga temps yi ñu ngi jaxas naan séeréer la bëggee xeexal du dëgg bidonville moo nekk ci biir réserve foncière stade bi ñu bëgg a jël ambulants yi man leen non d'accord naa ngeen dàq ambulants yi d'accord naa ngeen dàq cordonnier ak awsa yi mais état ay doomu réew mi lañu bu ñu leen fi jëlee war nañu fu ñu leen mën a dimbali teg leen fa comme que am na espace bu ne fii nañ njëkk a seet fi ñu leen di dugal doog leen a yëkkati mais ñu xëy dajji lépp man loolu laa opposé woon ñoom man leen non affaire bi du dajji kese dajji la ak boo mënee dimbali nga teg ndax doomi réew mi lañu en parlant de ndimbal sax monsieur le maire bu ñu masaan toll daanaka ci waxtu wi ñu bëri dañ daan dem di jëli li nga xam ne moom mooy ndimbal ñi seen loxo jotul seen gannaaw kon ren ji fu leen ci toll Médina daal dimbali na autour de 60 millions mais ville de Dakar maa yoroon loolu mais ndaw si fi nekk maire moom day gérer maire bi moom kese ndaw si gestion solitaire la def la muy def yëpp bugg ci associé yenn adjoint très bien mais fan ngeen toll ci xaw ma ci dara parce que mairie bi maay premier adjoint mais xaw ma ci dara la ka neex lay def na mu soo war di nii parce que même non même ma yégale parce que waaw ñëwal vas-y man maa yor social à la ville à Dakar maa yor social ak santé depuis 7 ans man maa koy arbitré yooyu mais bi yoon mooy arbitré boppam ma nekk Dakar du convoqué yenn adjoint yi donc moom ma ngay def la ko neex même bureau municipal bi passé sur 6 adjoints 2 la ko defal validé ko te amul quorum même démb dafa colmaté quorum moo laa lay wax moom laa bëggoon sax dugg démb ndaje moom doon def kon demuloo fa woon non ndaje ba man ak yeneen adjoint demuñu ak conseil yu bëree bëri sax nee nañu am nañu 55 sur 100 xam nga ñu loolu échec la parce que la Khalifa Sall yore woon mairie bi doxeetul noonu maa tey la mairie bi doxee ak lu ko neex 7 mois la ñu toog janvier ba léegi ñu ngi def bureau municipal ak conseil municipal donc yaakaar naa ni mairie Dakar moom la daan doxatul Médina tey 47 personnes la ñu gis ci secours ville de Dakar yi parce que ay liste jàmbur la ñu dugalul ci biir Médina te dëkkuñu Médina donc je pense que tey na maire bi xam ni texte yi dafa ni ko maire bi dañ koo fal ni ñu falee adjoint yi maire bi mooy exécutif bi mais dañ cee taftal adjoint yi ci liggéey bi ñun nag ñoo ko faloon on l'assume parce que dañu foogoon ni doxalinu Khalifa Sall lay doxalee mais nag doxalewul noonu mu nga doxalee nu ko neexee est-ce que bi problème bi amee toog ngeen ak moom waxtaan ci nanguwul sax toog dama ne la bureau municipal la ñu convoqué duñ ci dem parce que ñun duñ fi nekk di ko valider ak di ko voter la muy def li ko neex
parce que fal nañ ko nan ngay nekk l'adjoint au maire chargé des affaires sociales et de la santé commission bi moom moo ko wooteel boppam moo tranché boppam te moom arbitrage da war a def moom moo xam ñan la jox ak ñu mu xañ xëy na day préparer élection locale am bii ñëw je pense que loolu dama koy haut et fort ñaalu naa ni Soham Wardini bëgg a yoree mairie Dakar mairie bi équipe municipale la ñu wax mais mënoo jël ku ma am ndey ku ma neex man maay premier adjoint nee na du ma ci boole ci gestion bi deuxième adjoint war a jow mën du ko ci boole seet ñi ñu mujjee fal après ni bëgg léegi ñooñu ànd ak ñoom moo am complicité bu mel ni ay équipe yu dualité loolu du am mairie Dakar lu mu ko ci jaral dinañ ko jaral lu ko raw woon ni ko bi ñu koy wuti ñoo ko bokkoon wuti très bien bu ñu jógee ci municipalité yeeg jafe-jafe yeeg tolluwaay bi ñu wax ci beneen mbir muy Khalifa Sall ak libération dernier développement yi lan la monsieur le maire Khalifa Sall daal Macky Sall moo waxoon ni bu ñu demee ba procès bi jeex vraiment dina seet lim ci mën mu def ko yaakaar naa réew mi yëpp ñu am yaakaar mu génn ko ci tabaski bi président Macky Sall ak li dal parti socialiste Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm ñu liñ leen rek lañ lay ñaan bàyyil Khalifa Sall nag jot na kilifa mënoo ko téye ñaari at ak lu topp ñëpp xam nañu ay raison politique la woon te ñu war a dugg kaso ngi fii dugguñu kaso nañu génne Khalifa Sall nag doy na parce que réew na ñu ngi nappal bu ñu bàyyi ba réew mi nekk ci jafe-jafe ñu naan lii xamoon nañu ko dama ne ñëpp wax nañ ci président nit bu la ñëpp ñaanee da ngay maye may nañ fi ñoo xam ne ku sant Diallo sax ci affaire pharmacie may nañ ko fi grâce mu dew réer ñun nii kon Khalifa Sall kilifa la lu mu bon ànd na ci ñi la faloon 2012 na nga ko bàyyi te point bi yaakaar naa ne bi mujj mooy affaire maire yi ñëw tëdd liste yi yaakaar naa ne dégg ngeen ko démb dégg nañ wax ci coowul tëdd liste ak maire yi waaw mais loolu mooy dëgg parce que bu njëkk ba da nga daan fal liste ka nga yaakaar ni mooy nekk maire am ko am xaalis population bi ñooy voté directement mais population bi ñoo daan voté directement c'est-à-dire bu ñu musaana voté nag liste lañ leen di présenté bu ñu musaana fal liste bi par exemple 100 élus mooy am ville de Dakar dañuy fal 100 élus yi léegi 100 élus yi ñooy toog ci seen biir seet ku leen neex ñu fal ko te ka ñuy fal léeg-léeg mën na war la population bëggoon ndax population bi dañ daan gis nga nekk tête de liste ñëpp voté foog ne yaay nekk maire ndax yaay tête de liste ñu dem fal ka nekk 12e position ndax ci diggante bi génnee na xaalis neexal na ay nit bu ko defee mu waroog la population yi bëgg kon dès le départ population bu ñuy voté jo war nañu xam kan mooy nekk seen maire bu leen doyee ñu fal ko très bien monsieur le maire laaj bu mujj bi rek ndax waxtu bi dab nañu parti socialiste ak tolluwaay bi jamono ji parti socialiste nañ ko defaraat Aminata Mbengue Ndiaye tey moom la texte yi jox mu yeggale ba congrès nañu bàyyi coow lu bari li te dem ci base yi jéem a jëndi carte ñi siis dañoo ragal ni bu ñu ni ñëwee dañuy ñàkk seen place mais ku bëgg parti bi da ngay fàtte sa bopp nga fexe parti bi dajaloowaat ñu jëm élection yi ñëw mën a am candidat Khalifa Sall ñëw keneen ñëw ku falu yàlla dogal ko mu nekk leader bi. merci beaucoup monsieur le maire. merci beaucoup jërëjëf may fàttali ni ñu ngi doon dalal Bamba Fall mu nekk maire ab Médina ñu doon waxtaan ci municipalité ak tolluwaay beeg politique bi. ñu wéyal xibaaru diggu bëccëg gi wax ci leneen mbokk yi ni leen ko waxee woon ca ponk ya centre de santé bu Nioro ab gynécologue léeg-léeg moo leen të juróom-ñetti weer a ngi nee ñu soxna yi bu ñuy mucc dañ leen di jàllale ba Kaolack bu fekkee ni jafe-jafe dafa am ay opéré ak yu ni mel tax na sax ndeete yi ci wàllum soxna yi ak tout tànk yi di gën a yokku dañ ciy ànd ak Ibrahima Diame Fally Gueye. waa Kër Docteur centre de santé bu Nioro ñu génn di yëglu ndax ñu andi leen gynécologue def nañ lu mat juróom-ñetti weer yu nga xamante ni bloc bile dañ ko tëj rap fonctionné wul. dañu am ñaari naqar yu mag ci district bu Nioro plus particulièrement ci centre de santé bi bu njëkk bi mooy dañoo amatul docteur buy opéré fii jigéenu wéru li war a mucc te am jafe-jafe amatuñu ku leen di taxawu fii ba mu indi ñun dañuy dem di leen yóbbu ba Kaolack di leen yéegal ci ay ambulance mu nekk loo xam ne day yokk suñuy jafe-jafe ci mbirum am doom mi te dañ ne dañuy nekk ci émergence kon war nañu deg moyens yëpp pour loolu bañ a amati bu ñuy xeex boo wàññi ko ñu dem jël médecin gynécologue fi nekkoon mu dem mais ñun dañuy am problème boobu nag ñuy ñaan autorité yëpp yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu taxaw ci parce que population bi ñu ngi ciy souffrir. conséquences yi ci ñàkkum gynécologue fii ci centre de santé bu Nioro nag kenn mënu ko nag évacuation d'urgence di faral di jur musiba. Kaolack ak fii ça fait 60 et quelques kilomètres 1 heure de temps de voyage la booy xool. nit ñi duñu nekk jàmm dañuy tiit est-ce que di nga teel a egg doo teel a egg looy fekk Kaolack léeg-léeg nga dem Kaolack ñu ne mënuñu ko jël nga jàll feneen loolu aussi c'est un problème dañuy dem ay Touba fu nekk ñu fay jàllale en tout cas jafe-jafe bi nga xam ne mooy tax. ndeetel am doom bi kuy am wala kuy am doom bi jeex mooy bloc bi fonctionné suñu amee ko am problème césarienne bu ñëwee rapidement ñu jël ko réglé ko mais di jëlaat tegaat ko bu ko poste évacué mu ñëw ba fii ñu yenuwaat ko jëm Kaolack loolu
xamatuñ lan la te nee nañ ci émergence lañ nekk. agent de santé yi de di xamle ne andi fii gynécologue baax na waaye nag fexe ba mettre ko ci condition yu nga xam ne dina fi mën a toog liggéey moom moo gën ñu profitoo nag ci ndaje bi di laaj seen remboursement dette bi nga xamante ni waa SEMU ñoom ñoo ko yoral ci prestation agent poste de santé yi buñ ko xayma dem na ci lu mot 200 millions ci sunu koppar. Ibrahima Diame kañu woo ca mbir ma di jëwriñ bi ñu dénk wàllum wérgu yaram Abdoulaye Diouf Sarr ne nag fi mu ne nii daañu jël ay dogal yoo xam ne rek dinañ fexe ba indi saafara ci mbir moomile waa centre de santé bu Nioro di dund mu ne daañu def kem kàttan ba yóbbul leen li ñuy laaj ci wàllum wérgu yaram rawatina ab gynécologue. ñu des ba tey ci wàllum wérgu yaram ak conférence internationale bi ñu jagleel askan wi ñoom nag ñu koy amal fële ca Nairobi laata loolu nag ki nga xam ne mooy kilifa gi toppatoo wàllu bi ñëw na fii ci Ndakaaru def fi ñaari fan la ñu bëgg rek mooy waxtaan ba ëmb yu teel yi dootuñu ko gisati waaye itam soxna yi bu ñuy mucc ndeetel yi ñu bañ ko gisati ndaw yi sax seen lim toll ci 800 bawoo ci dëndop Afrique bi wax nañu nag seeni jafe-jafe Habib Faye Youssou Bakho mu dikk fii ci biir Sénégal dafi ab nganu ñaari fan moom mi nga xamante ne ni moom mooy directrice bu UNFPA tey la ko gën a tax a jóg rek bokk na ci mu gën a ñaax gouvernement yi ngir rek politique gi nga xam ne ñeel na ci ëmb yu teel yi di am ak tamit ndaw ñi nga xam ne dañ leen di teel a maye ñu dem sëyi wàllum planification familiale mbir mi may gën a mën a yemb ci wàccaay gi nga xamante ne ñoo ngi koy amal di sommet bu Nairobi ci lu njëkk tamit mu teg tànkam ca Fass Gueule Tapée Colobane foofee nga xamante ne ndaw ñi dañoo booloo doon benn wax tamit ci li ñeel wàllum dividende démographique ba tax na sax sancal nañ ko fa aw bureau loolee doon na loo xam ne lu ko bégloo la dama jóg ngir wax ak gouvernement yi waaye tamit waxal ñi nga xam ne ñoo di leader yi waaye tamit jóg ngir wax di ñeel wàllum jigéen ñi cause bi nga xamante ne war nañ leen défendre loolee mooy li gën a sabab sama ñëw fii bi dee yoon mooy bi njëkk ngir ñu ñëw fi la may bëgg rek mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy noot jigéen ñi ñu bàyyi li ni mel. dividende démographique bi effectivement ñi ngi ci liggéey boobu ba léegi même fan yi rek sama kër sax jaar na fa pour def ay statistiques donc ce qui veut dire que loolu sax moo ñu gën a indil projet bi dividende démographique capture dividende démographique moom moo ñu gën a tax bi ñu demee séminaire à Mbour ñu xool ne Gueule Tapée Fass Colobane am na ressource boo xam ne jéggi na dayoo moo tax ñu tànnuñu fi ñàpp ñëw di ci investir. ci noonee la daagu dem ca conseil économique social et environnemental jàkkaarloog Aminata Touré mi njiit la ñoom ñaar saafonte nañ waxtaan tamit ci projet ga nga xamante ni am na ko ci li ñeel wàllum jigéen ñi ak it ñii di ndaw ñi noonee la def xëyaat suba soldaalam yendu ak ñi nga xam ne toll nañ ci 200 ci ay ndaw ci monument de la renaissance ñoom ñooñee def tamit seeni plaidoyer wax tamit ana lan rek la ñuy xaar ci conférence ga nga xamante ni fa la ñu jëm ca Kenya. Et on va compter pour nous amener vers Nairobi. tax na jëwriñ gi ñu dénk ndaw ñi moom yëkkati kàddu ne lii da koy yóbbul njiitum réew mi ngir moom mu jël bi nekk xeex comme naka ñooñom bu Guinée Conakry bi defee. ñun en tant que ministre ñu bëgg a jël plaidoirie boobu yóbbu ko ci président de la république ñaan ko moom aussi mu plaider jeunes yi ci sommet Nairobi nga xamante ni recommandation yu am solo nañ ci def. direction UNFPA bu Sénégal moom it bëgg la def ci li ni mel gis ne bile mbir xeex la goo xamante ne des nañ koy bañ a teg ci suuf. lii di mortalité maternelle bi dañu ko war a dindi waaye tamit ñu gën a mën a yokk suñu doole ci yi nga xamante ne moo di wàllu planification familiale bi ñu gën ko mën a liggéey. violence yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci ndoddu jigéen ñi loolee dafay war a jóge. 25 heures de Dakar yi amal nañu ko ba noppi mu nekkoon événement boo xamante ni dajale woon na 200 ndaw yoo xam ne jóge nañ ci biir Afrique gile loole it la ko gën di jëmal bokk na ci teewaayu Youssou Ndour ci ñoom ñooñee loolee bégloo na lool directrice UNFPA di docteur Natalia Kanem moom mi gis ne ci alxames gi la fas yéene dem ci diwaanu Gambie mën a wëyal bi léegi liggéey.
Abi Faye ñu sant la gërëm la jeexalee lu jëm ci wàllum tabaski gi ak tolluwaay beek xar yi ca daral ga nekk ca diwaanu Njàmbur wala boog ca daral ya la ñu gis rek mooy xar bareegut ba noppi itam seer na ñay jaay xar ne du ci ñoom jur gi dundal leen dafa mitti Ceerno Fall la ñu fekk ca diwaanu Njàmbur ak li ko wër. ay fan yu néew des ngir ñu yegg ci tabaski gi fii ci diwaanu Louga liñ fi seetlu mooy xar yi bareegun waaye itam njëg yi cher nañu. xar yi cher nañu trop. xar bi gën a tuuti daal boo ko laajee ñun la 100 000 francs waaw loolu moom dana metti ci borom yenn borom kër yi waaye nag koo xamante ne si ne ñëw nga xam li nga tollool nga waxaale ko moom dina baax ci yow. man loolu moo njëkk a jaaxal ndax xam nga dimanche lay jeex te dangay xool mbedd bi tey oto mun na fi jaar di dem. mais daaw heure bi daaw waxtu mënu fi jaar saret mënu fi jaar. seeraay jur gi nag jula yi ñoom nangu nañ ko waaye li ñu xamle rek mooy ni xont bi moo cher ca nawet bi yéex a tàmbali. xar yaar yi moom mënut a ñoo yomb parce que bu njëkk xar da doon dunde ci mbooy ba tabaski jot ñu jiital indi jaay mais loolu moo amatul léegi te li tax loolu li dindi loolu nag moo tax xar yi mënut a ñoo yomb. ci wàllu woowu nag jula yi di ñaawlu ñàkk a teewaayu ripaas bi nga xamee ni si at mu jot dañ leen ko daan indil ci daral yi ñu di ko jënd lu moyen cher. yéen yi dinañ fekk ri ko store bi fii ñuy xont ku bëgg a ñëw jënd sa ak xont ba fi mu nekk nii tabaski mu ngi des ay juróomi fan gisuñu dara jamono aminte mbéy moom moo ko daan def. waaw kii nag ren jii nag ñëw nañ fi recherche ñu waa élevage ñeen di suñu loxo la ñëw fi recherche waaye ba léegi gisuñu dara. leneen li nga xamee ni seetlu nañ ko ci daral Louga yi ca jula yi rafetlu wuñ ko mooy ñàkkum sécurité ak lëndamaayu mbooleem daral yi nga xamee ni rek ñoo nekk fii ci diwaanu commune bu Louga. Soxna Fall ñu sant la gërëm la jéggalu bu baax ci li ci yéenekaay yi fi la ñu yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg yi dig leen daje ngoon ci kàttanu yàlla desandi leen ak programme bu télévision Futur Média jàngeen jëf ci seen cofeel cafoo gi ak kóolute bi di leen ñaanal kenn dalal jàmm di ko sàkk ci yéen.